jërë ngeen jëf ñoo ngi fi nga xam ne moo di cité avion nag ñu gën koo xamee si dëkk bi nga xam ne moo di Wakaam naam bu ñuy wax dëgg population bi fi nekk rek mat na li nga xam ne moo di commune naam biñ fi nekkee boobu ak tey benn jafe-jafe la ñu gënoon a ràññeeku du leen lu dul ne moo di wàllum assainissement ak li nga xam ne moo di eau pluviale yi nga xam ne heure bu nawet jotee dañuy am ay jafe-jafe fi ñu taxaw mu doon terrain boo xam ne taw bi nga xam ne moo di ñëw si cité bi yëpp fii la doon ñëw am association boo xam ne moo fi ne moo di ADICA amoon projet boo xam ne bëggoon see maire yi accompagner leen waaye nag Abdoul Aziz Gueye le nouveau maire de Ouakam ginnaaw gi nga xam ne association bi nga xam ne moo di ADICA dégtal nañ ko projet googee mu ne leen amul toog amul xaar la ñu war du leen lu dul ne liggéeyal suñu population looloo tax fi ngeen gis nii si ginnaaw ñu tàmbalee def li nga xam ne moo di travaux yi naam ndox bi fi jógee dañ ko war a jàllale si li nga xam ne moo di ancien piste ngir mu mën a dem dañ leen di dégtal ñoom ñi nga xam ne moo di maire bi ak ñi nga xam ne ñoo di population bi lan la ñu gis tey ban mbégte lañ si am at dañuy dem wan leen li nga xam ne moom lañ fi gis fii si cité avion monsieur le maire ginnaaw guñ la nuyoo tey ñu ñëw fi nga xam ne moo di cité avion naam fi ñu taxaw ni bu newetee ndox bi dafay bëri ñu gis ne boobu ak tey association bi nga xam ne moo di ADICA daana def ay proposition waaye gis nañ sa mandat nga ñëw rek mu mel ni ne da ngeen tàmbali liggéey bi lan moo tax nga sooboogum rek ñëw rek ne ak lu mënte xew ndox bi fi ne moom dinañ ko fi jéem a jëlee. Daouda maa ngi lay remercier si question bi di nuyuwaat encore une fois waa cité avion di nuyu waa Wakam yëpp pour wax leen ne liggéey bi effectivement tàmbale na depuis un certain temps depuis bi ñu commencé jumaa ji léegi dafa am yeneen action yu ñu war a def la nawet baa ngi ñëw ñu xool les priorités xam ne fii comme ni nga ko waxee dafay chaque année sapeurs-pompiers yi ñëw dañuy ŋàcc ba sonn te ADICA effectivement benn association pour le développement inclusif de la cité avion ñoom réfléchiroon nañ si des voies de sortie de crise quoi par rapport à ça léegi bi ñu ñëwee proposé ma seen plan léegi man dama xool ñu discuter si après ñu am solution boo xam ne vraiment mairie bi mën na si jàpp ñu ne lii c'est une urgence pour régler une partie des problèmes de cité avion donc lii lu soxaloon cité avion bu baax la parce que bu nawetee vraiment kenn dootu mën yegg seen kër yi c'est extrêmement difficile donc loolu moo tax ñu ne léegi nañ jël lii en priorité pour soulager les populations de cité avion léegi moo tax tey jënd nañ matériel bi ñu ngi commencé gas pour que ndox mi di ñëw fii yëpp vraiment bañ a taxawati fii on a mis des tuyaux d'évacuation yoo xam ne bu ñu paree am na ay waa borom kër aussi yoo xam ne dañuy jaar seen kër pour jàll si miiru cité avion bi si gannaaw piste bi te foofu vraiment on a étudié on a fait les études topographiques yoo xam nañ niveau yi léegi yëpp bu ñu ko defee yaakaar nañ ne incha allah ren ndox mi dina jàll. naam bu ñuy wax maanaam fii si cité avion amuñu assainissement ndax lii dafa doon loo xam ne da ngeen ko jël ngir nawetu ren wala nag yéen a ngi envisager fii ak déwén cité avion am assainissement. waaw buñ ne assainissement bon am na assainissement lii eau pluviale lii la mais assainissement bi cité avion bi di jooy aussi mooy assainissement kër yi fosse yi dañuy ŋàcc ba sonn donc chaque fois nga indi camion fay 30 000 35 000 dafa metti donc actuellement on est en train de faire une étude globale de cité avion secteur par secteur. pour xam naka la ñu mën a defee un plan d'assainissement léegi plan d'assainissement boobu si lañ nekk dafa laaj ay études apparemment études yooyu amoon na sax mais kenn xamul fan la nekk donc ñu on sera obligé de les reprendre léegi si loolu lañ nekk ñu ngi xool bu baax moo ñu teree pavé d'ailleurs parce que am nañ toute la solution de pavage cité avion mais il faut que ñu dugal suñu tuyau ba pare tuyau yooyu nag si lañ nekk buñ paree études yi nañ ut les moyens pour defaraat le réseau central après nit ñi participer ñu dugg ku nekk ñu connecté la dans le réseau d'assainissement boo xam ne après rek dañ koy jébbal ONAS xam ne pour les curages ak yooyu régulièrement dañ koy def parce que loolu mooy soulager population yi te loolu aussi on a le même problème si biir dëkk bi donc dëkk bi mooy tali bu mag bi tali dëkk bi jaar si kanamu jumaa ji ak tali bi nga xam ne mooy tali américain foofu yëpp ñu ngi gis ne ndox maa ngi ball donc dañuy ñaan nit ñi ñu mayaat ñu tuuti rek parce que foofu étudier nañ ko ba pare dañu war a yokk regard yi mais diamètre tuyaux yi fa nekk ñoom màgget te depuis nekkatul à dimension ay diamètre 110 ñoo fa nekk te dañu war a def foofu des diamètres minimum de 250 wala 315 loolu lañ war a remplacer te liggéey la quand même
donc incessamment on va s'y mettre quoi dinañu def tey dëkk bientôt kenn dootul gis ndox yu ball foofu moom incha allah. ndax yaakaar ngeen ne solution bi ngeen trouvé gum nii ren mën nañ jàpp ne cité avion moom ndox du fi taa rawatina fi nga xam ne mooy si terrain bi. waaw xam nga tamit nit ki da ngay commencer boo toogee yaakaar naa ne dina def lii dañu am ne solution solution boo xam ne on va l'expérimenter def nañ études yi am nañ yaakaar bu baax ne dinañu réussir mais bon test bi ren la bu ñu defee avis ba pare dinañ xool mais ba tey teg nañ quand même les sapeurs pompiers ak seen i pompes yi ñu daan def ñu ngi xaar parce que dañuy pomper ba sonn bu njëkk mais kenn du xam bu tawee rek nit ñi nekk dans le pétrin donc léegi daal on espère que solution bi nit ñi nañ nelaw tranquillement daal. population bi fi nekk nan la ñu gisee li nga xam ne naam ñoo ngi ko doon jooy boobu ak tey ren mu mel ni ne cité avion moom maire bi tàmbali naa teg ay jéego population bi par rapport ak ci collaboration beeg yooyu yëpp ñoom nan lañ ko jàngatee. non tey ñëw nañ déjà avec le ADICA ñu ngi fi mooy benn association bu nekk cité avion boo xam ne ñu ngi gëstu loolu depuis des années bon kenn faalewu leen si loolu mais bon ren moom ñëw nañ léegi dañ leen accompagner parce que tamit ñoom dañ leen accompagner si liñ nekk daal ñoom xam nañ ne solution bi moom lañ teg pour Ouakam pour seen cité donc dañ leen ñëw accompagner te c'est des techniciens c'est des gens qui ont fait vraiment ñenn ñi c'est des architectes ñenn ñi c'est des techniciens supérieurs en bâtiment ak yooyu xam nañ tuuti am nañ y a des plombiers ñoom seen bopp c'est loolu moo si neex daal waa Ouakam ñoom ñooy liggéey bi donc tey si loolu lañ tey y a tous les délégués de quartier ñu ngi fi les responsables d'ASC ñoom ñëpp ñu ngi taxaw et puis aussi avec la municipalité les adjoints au maire ñoom ñëpp ñëw nañ tey pour accompagner ñu pour ñu lancer travaux yi donc travaux yi daal am nañ yaakaar bu baax ne cité bi léegi ñu gis seen bopp te dinañ kontaan trop si bu ñu gisul ndox mi ren moom incha allah dina baax waaw loolu la ñu ngi leen di gërëm di leen sant. Mouhamed Fall tey ñu nekk fii si cité avion yéen ngeen dëkk fii naam nga jiite association bi nga xam ne moo di ADICA ñu gis leen ne da ngeen amoon projet boo xam ne da ngeen ko présenté woon si mairie bi naam boobu ak tey fi ñu nekk problème mu ndox wala nag bu tawoon da ngeen am ay jafe-jafe mu mel ni ne tàmbali ngeen am ay solution tey par rapport bi ngeen waxtaan ak le maire lan ngeen trouvé comme solution ngir tàmbali maanaam travaux yi. Merci beaucoup donc man maa ngi tudd Mohamed Fall nekk le président de l'ADICA association pour le développement inclusif de la cité avion donc association la boo am solo boo xamante dafa nekk cité bi di xeex pour problème mu cité bi régler donc ci problème yooyu nag problème bi ci ëppoon solo actuellement mooy ndox mi chaque nawet dañuy pomper mais avant ñuy pomper déjà kër yu bëri dañuy inondé donc pour éviter loolu moo taxoon ADICA xalaatoon puisque yàlla def na ñun dañ nekk ci domaine u bâtiment nekk ci domaine génie civil xam lu bëri ci wàllu assainissement bi demee noonu ñu imaginer projet boo xam ne day permettre ñu évacuer toutes les eaux de la cité avion surtout du terrain ñu dem directement ci piste bi parce que c'était possible bon avec l'équipe bi fi nekkoon am na lu ñu jéem mais sottiwul avec le maire nag Abdoul Aziz Gueye ci la ko yàlla sottil dañu ñëw il a tout de suite adhéré au projet dañu ñëw wax ak moom rek expliquer mu ne écoutez man je fonce damay dugg ci projet wax leen ma ñaata la ñu def devis jox ko mu ne ñu écoute devis bi ñu man lii laa am ñu ne on peut s'adapter ci la ñu adapté wu ci loolu ba commencer actuellement les travaux mais on a une entière satisfaction surtout ci gaawaay bi parce que c'est pas évident un maire toog 3-4 mois mu accepter la un projet de cette envergure donc vraiment satisfaction la bu rëy dañ ci féliciter suñu bopp déjà parce que depuis 2020 ñu ngi xeex pour la cité avion yow defe naa xam nga ci lu bëri OTV xam na ci lu bëri Ouakam xam nañ ci lu bëri mais dañu naan lu war a sotti rek heure bu mu jot heure boobu lay jot yàlla def na le maire Abdoul Aziz Gueye moom moo ko financé ba ñu mën ko démarrer te am naa yaakaar ni bu paree incha allah cité avion yëpp dinañ kontaan. Pape Djibril Samb yow it nga nekk fii ci cité avion naam bu nawet jotoon da ngeen di am ay jafe-jafe yoo xam ne moom ngeen nekkoon waaye ci association bi ñu naan ADICA mu mel ni ne dafa am solution yoo leen doon bëggoon ngeen am ko fa waaye dafa mel ni ci Abdou Aziz Gueye la anto tey par rapport ak ci l'association ba tey li ngeen teg nii lan ngeen ci mën a wax naam nag dafa mel ni da ngeen am satisfaction ginnaaw gi nga xam ne maire bi nangul na leen li nga xam ne moom ngeen bëggoon. waaw salaamaaleykum Daouda ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar ak sa équipe bi nga àndal yëpp man la Pape Djibril Samb secrétaire général ADICA association pour le développement inclusif de la cité avion bon tey dañuy naan moment de réjouissance la parce que vu que ne cité avion at yi passé ni yëpp dañuy patauger ci ndox bi am problème drainage eau pluviale daanaka jéemoon nañ ak ñi fi jotoon nekk mais yàlla deful woon ñu am solution
tey nag yàlla def na ñu am solution bu nga xamante ne ni avec le maire Abdoul Aziz Gueye dañuy drainer ndox bi yëpp vers la piste ak ay tuyaux canal yoo xamante ne ni dafay rëy trop loolu dinañu permettre à ce que tey jii cité avion bu ñu toogatee nawet suñu xel dina dal mais loolu yëpp dañ si sant yàlla sant le maire si vitesse d'exécution bi nga xamante ne moom la amee santaale aussi la famille Gueye bi nga xamante ne ñoom ñoo ñu jàppale si ñu mën a réaliser li parce que ñoo ñu permettre aussi ñu dugg ci biir terrain bi mën ko utiliser muy kan muy le vieux Papa Ndoro ak ki nga xamante ne moom la ñuy wax Ndiankou Gueye ñoom dañ leen di sant parce que bu ñu wax ne cité avion yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm parce que lii du lu yomb parce que boo xoolee cité avion li ñu doon sonnee yëpp terrain bii nii nga xamante ne moo doon réceptionné ndoxu cité avion bi yëpp tey ñoom ñoo ko moom bii nga xamante ne maire expliqué na leen projet bi ñoom dañoo ñëw adhéré directement ne lépp loo xamante ne du sonal famille wala du sonal quartier Lema ñoom loolu da leen di soulager da leen di neex donte ne ñoom moom seen yëf mais tamit également ñun tamit waa cité avion ñu ngi leen di sant parce que loolu du lu yomb parce que boo xoolee tey alalu jàmbur du ca comprendre nga mais alalu jàmbur boo xamante ne ni tey ñoom permettre nañ ñu mën ko laal aussi loolu dañ koy saluer wax ne def nañ li nga xamante ne ñoom seeni maam loolu lañ daan def comprendre nga tey nag beneen sant bi ñu ngi koy delloo le maire parce que moom tey bi ñu nee projet bi temps la xaarul sax ba si lendemain bi daf ñu oo ñu ñëw toog mu accompagner ñu si lépp tey boo xoolee tuyaux yi boo xoolee da ngay xam ne xaalis bu bëri la jar boo xoolee font yi da ngay xam ne xaalis bu bëri la jar mais xaarul dara dafa ñëw rek ak vitesse bu graaw exécuter ko ñu ngi koy sant bu baax moom tamit le maire di ñaan yàlla li nga xamante ne moom la ñu yéene ici à Ouakam yàlla may ko doole mu mën ko yeggali carrément. Aïssatou Samb yow nga dëkk fii ci cité avion mu mel ni ne da ngeen amoon jafe-jafe goo xam ne moo di ndaxum taw bi booba ak tey yéen a ngi ci doon wut solution waaye mu mel ni woon ne antuwul ñu gis ne ndaw ñi fi nekk ñu ànd ak maire Abdoul Aziz Gueye ngir trouver solution bi nga gisee tey travaux yi ak jafe-jafe yi nga fi doon dund tey ban jàngat nga ci am. Man kontaan naa trop si loolu parce que pour la première fois may gis Aziz si sama ginnaaw palanteer la taxaw léegi ma taxaw di yurul kon ko xamee wu ma ko si nit yi ba mu dem après ma ne sama doom kii mooy kan mu ne ma yaay yow newoo fi kii mooy Aziz kii moo nekk di toj dëkk bi ma ne ko loolu mooy ban toj dëkk bi mu ne ma yaay kii mooy indi raccord bi pour defar koñ bi mu ne ma yaay gis nga bu tawee fii kenn du mun a jàll man mi seen yaay sax du ma nangu sax ñi dem dugg man yeneen saa bu tawee dëgg som bi sax la ñuy teg añ parce que kenn du mun a jàll nga dem dugg bitig bi sax kenn du mun a jàll nga dugg fi à part ça tamit maa ngi gërëm gis naa jeunesse yi tamit xale góor ñi taxaw fi surtout am na kenn moom chaque jour moom guddi bëccëg day ñëw xaw ma turam nag wante guddi bëccëg day ñëw dem ba si guddi sala la mujjee fi ma ne ko yow ma ne ko dama tëdd man dinaa garder fi nga fay ma journée 5000 moo koy tooñ loolu en tout cas daal bugg na Aziz tamit mu jàppale leen parce que ñoom tamit taxaw nañu si koñ bi trop quoi Aziz tamit maa ngi koy gërëm trop parce que lii moom xam naa ne bu jàllee moom ñëpp dinañ kontaan yéex nañ ko am daal waaw. mu mel ni ne jafe-jafe yi ngeen doon dund dafa métti woon loolu. waaw méttiwoon na trop parce que fii bu taayee koñ bi yëpp ay taa bayaal bi yëpp ndox kese leen bayaal bi day dem ba mu fees man am na un jour maa ngi koy fàttaliku sax damaa dugg ma dajang bu sax ma foogoon jaañ la ma yuuxu benn xale bu góor sax moom bujjee daw si jàppale ma génn si ngir daw depuis boobu nag bu tawee moom damay ne xale kenn du génne na ne nañu togg sombi rek parce que fii wóorul parce que yeneen saa piste bi sax bu tawee ni da ngay gis ay bar yi génn nii si biti dañuy génn sama ginnaaw parenté di dugg fii wante kon ñu ngi sant yàlla Aziz daal mu ngi toppatoo waa cité avion daal waaw loolu laa gis ok merci beaucoup